salaamaaleykum na ngeen def. mais na nga def grand. waaye ça va sant yàlla. mais xanaa da ngay soog a yee ban heure moo jot foofu. bilaay 18h mooy doog a jot nii. 18h moo jot yaa ngi ban ville instant yi. maa ngi Québec. yaa ngi Québec City ah. maa ngi Québec City macha allah mais yow mosoo dugg ci live bi. non même pas maa ngi doog a dugg. seetaan rek. seetaan rek. avec plaisir seetaan nag du may d'accord nag yenn saa yi. doo d'accord dëgg la fi amateur yi kenn du ci d'accord mais yenn saa yi ñu loo xamante ne d'accord ma ci sax mais mënu ma koo couper. waaw. mais exactement ça. mais dégg nga Toldo lu mu wax léegi ci guy gi ak Reug Reug. bon yow est-ce que avant tout est-ce que grand yow xam nga Reug Reug bu baax a baax. Reug Reug ba muy bëree tànk. tànk mooy poids moyen. waaw. lañ ma koy rapporter parce que man dama nekk olof bu jur ci biir séeréer yi bëgg bëri simple. bon ki njëkkoon ñëw ci olof Gora Sock la. Gora Sock ñëw ak ay tëkk yu metti. ñu waaxu grand yi daan fi malal yaakaar naa laan bu mu njëkk a ñëw terrain gaal bi jël ko. ñuy am espoir. suñu espoir yàqu. ci Gora Sock parce que Gora Sock lu mu doon ngeemu bëriwul. yàlla nag indi ñu malaaka gi. malaaka gi ñëw mën a bu feccee mu neex. bu bëree mu neex. pardon sama téléphone waa déchargé. respecté lamb. di ko jox àkkam. parce que honnêtement man su deekee ci bëri dóor sax même ci bëri simple sax man aw ma mbër comme mbër fanatique non. man lamb laa bëgg. parce que ku nekk dina bëre. dem te su nekkee yàlla bàyyi na mag sama bakkan dinaa ko di seetaan lamb. incha allah. kon mënuma wax ni diw mi man lamb laa faraluma ki am na ñoo xam ni nag coono bi ñuy daj ci lamb day tax da nga leen di yéene ñu jël. xam nga mbër boo xamante ne day ñëw ci lamb mu leer la ni entre préparation mystique salle bi muy fay ñi muy paasal pour ñu ñëw coono bi mu daj ci lamb ji kii su tegalee 6 mois yoo xam ne lekkul ci lambam dina yàqu. yow nga ne Reug Reug kon buy bëre tànk nga ko commencé xam. bi muy ñëw gis nga Ablaye Ndiaye diggante mag Ablaye Ndiaye par exemple Ablaye Ndiaye buy wax comme moom ak Reug Reug 3-3 la moom bi muy daan Reug Reug ñaari jël yu njëkk yi Reug Reug du mbëru poids lourd mbëru tànk. après la Reug Reug ñëw. après la Reug Reug ñëw poids lourd. vraiment fekk fi ñoom Ablaye Ndiaye dàq Laye Ndiaye. Laye Ndiaye commencé su bëree ren fu bëree tey balaa bëree ci ay weer. commencé di tànn ay lamb. mu juuxandoo moom presque booy xool ki mu bokkal carrément ñëw biram lay doon à quelques mois d'intervalle la ñuy fixé wu ci bëri simple bi. biram kan kunkung saa caaka fay. waaw caaka fay ñoom ñaar. waaw léegi mais Reug Reug. yow mi ko daan poids léger am na ñu bëri jàpp nañ ni que Reug Reug ak guy gi du combat. jàpp nañ ni que Reug Reug ku ko mun a daan keneen lay doon mais pas guy gi yow est-ce que gëm nga loolu. man de man pour man. ni ko gars yi di joxe gagnant. man honnêtement dama lay wax Reug Reug gagné laa bëgg parce que bëre simple laa supporté damaa bëgg bëre simple am valeur. te Reug Reug li valoriser bëre simple instant yi ci Sénégal. Reug Reug ci la bokk parce que Reug Reug bu ubbee làmb. bëre simple jug. te man loolu c'est mon souhait le plus cher parce que dama jàpp ni dañ koy sous-estimer dañ jël bëri simple def ko loo xamante ne nawetaan la te bëri simple mbapat au niveau mbapat yi Reug Reug doon bëri loolu du nawetaan. ku ko weddi nga ngem bu ñoom mbër ñuy jàppee mbër yu mag ñoom saa cee sax ñu dem booy daan leen. ku ci dem amoo noo ubbee amuloo ginnaaw boo ubbee làmb parce que 8 combats wala 6 combats ci benn guddi. nga daan ñëpp. sax étant donné que yàlla mayul kenn nga mën ñëpp. da ngay nax kii. tromper kii. forcer kii. taxaw kii looloo am bëre simple. ça demande de gros calculs. ça demande une grosse gestion de ton énergie. nga bëgg a def loolu noonu nawetaanu loo xamante ne facteur chance bi dafa ngande yow bëri loolu da ngay ñëw gis gars boo xamante ne day entraîné 6 mois ñëw ñu tàcc say tànk rocceeku nga rëb ay naltuti Gambien nees yërnu say tànk génnaat nga 4 appui loolu munu cee fekk
am na solo mais ñëwal ma ci question bi da nga jàpp ni guy gi adversaire u rëg-rëg la wala boog yow mi seetaan rëg-rëg depuis muy nekk booy gëm nga ni rëg-rëg day ñëw jàll ci guy gi. pour man làmb daakul làmb boobu. parce que benn man sama gëm-gëm mooy rëg-rëg bi génnoon contre Gris 2 nekkul rëg-rëg boobu noonu mooy ñëw contre guy gi ça c'est le premier point. lu tax xanaa du day gën a am doole wala day gën a mun bëre. parce que koo xamante ne dafa bëgg a defi MMA man maa ngi seetaan maa ngi koy suivre ci Instagram te vidéo entraînement am yu may gis muy def yëpp c'est du pied-point. une deux low kick posture bi bokkul déjà ni ngay taxawee pour def kickboxing wala muay thai wala tout ce qui est pied-point bokkul c'est une posture beaucoup plus aérienne. parce que kenn du bëgg a dóor ay wekk di suul say tànk. te bëre loolu lay laaj day laaj ngay suul sa tànk parce que bëre buggoo aérien trop. donc déjà dans la posture il va changer dans les réflexes. comme illustration da ngay xool Siteu Papa Sow. Papa Sow acculé Siteu ci signature bi Siteu réflexe su dóor ko coup de genou la am. réflexe su dóor ko coup de genou. c'est pas parlant comme ça mais boo xoolaatee ci ginnaaw xool ay entraînement wu Siteu ci pied-point il insiste beaucoup sur les coups de genou. Et c'est normal qu'après un certain temps il l'intègre au point où ça devient un de ses réflexes premiers. donc da nga bëgg wax rëg-rëg fu mu toll nii ak Siteu dañuy soppeeku ñoom ñaar seen réflexe day changer ci bëri doon ndax MMA boobu ñu def. day changer complètement. ku bëgg a jàpp ni rëg-rëg instant bii nii su ma suulee ay samay tànk ak moom ñu war a dóorante ay coups rëg-rëg ba bëre woon contre bu bëre woon contre Gris 2 laay jàkkaarloo yaa ngi nax sa bopp. kon rëg-rëg yow da nga jàpp ni rëg-rëg bu bëri woon ak Gris 2 rëg-rëg bu nar a bëri guy gi moo nar a ëpp chance moo nar a gën a tuuti chance. mooy gën a bënn xeex ëpp ay réflexe côté xeex parce que kuy xeex chaque jour bokkul ak kuy bëre chaque jour. te instant bii ni bokkuma ci staffam xaw ma nan lay entraîner chaque jour mais je suppose que ku nekk sous contrat pour bëri ji MMA chaque jour da nga jël ay gars je suppose man personnellement. mais ci bëri bi ñëwal ma ci bëri bi parce que man dama bëgg yow li ma bëgg mooy historique bu rëg-rëg ci bëri bi. rëg-rëg lu mu mënee ci bëri. est-ce que tàmm na dajeeg ay mbër yu mel ni guy gi ci mbapat yi. gars yi nee na ngay insisté ci wolof bi wàññi français bi réflexe la bon déjà ci bëri bi tey rëg-rëg man su ma gëm-gëm te su ma ko doon conseillé du ma ne ko bu arbitre sifflé mu jéem a buubi guy gi parce que du ay feemam loolu du bëreem te bu doon buubkat sax guy gi soo xoolee ci ay combat am nga xool ni muy sampee neexut a buub. kon jàpp ngemb moo fi am. rëg-rëg jàpp ngemb lu mu mën la posture am dafa baax ci jàppkatu ngemb parce que diggu nit la ce qui fait que centre de gravité bi quand même il est pas mal bas te moom doole yi day am loxo yi day am doole dëgg. mais muy daje koo xamante ne moom sutu ko kon su jàppee kooku jàpp te bu leen fàtte ni guy gi toog na fi ci télé bi ne bu ma kenn ñaanal ma daan dee may ñaanal may jàpp. góor nag mën ngaa waat ni dinaa ko duma fu ne ba mu def ci néegu ndeyam. guy gi su jàppee ba mu dëgër rëg-rëg jàpp ba mu dëgër ku forcé yaay daan. ah waaw li nga xamante ne mën-mënu nit la. xam nga tey guy gi du jàpp rëg-rëg doful mën na toog ci tali bi naan dama koy yenu yee mais su jàppee sax ñaari loxo ci ngembu rëg-rëg du forcer pour di ko dugal ay tànk ak yooyu noonu pour daan ko déedéet dafay xaar rëg-rëg mi ut si parce que rëg-rëg mooy ut tout rëg-rëg mooy bëgg a def lu spectaculaire
dafay bëgg a xaar rëg-rëg risqué ba juum moom mu jekk ko daan ko. mais est-ce que guy gi dina mun a résister action wu rëg-rëg c'est ça wax ji est-ce que yow xam nga guy gi bu baax comme ni nga xamee rëg-rëg. non xameewuma noonu guy gi seetaan naa ko chef de l'État 2008. 2008 chef de l'État seetaan nga guy gi yow. waaw. ku mu jàpp sa ngemb li nekk ci guy gi. moo nekk ci ki ne tubaab bi ñëwoon ci làmb ji nu mu tudd sax. Juan. soo leen gisee seeni fait spectaculaire mais seeni prise daa assuré. suñ jàppee sa ngemb. ak koo mënti doon mën nañoo ub bëri bi ba yow dootoo amati solution. mais guy gi la preuve que c'est quelque chose qui sait faire que loo xam ne mën na ko. il est très crispé dans son attitude avant muy jàpp te su jàppee day reetaan su jàppee day free. c'est parce que c'est une posture qui lui procure des garanties maanaam loo xamante ne la tey su jàppee ay mbokkam buñ toogee ca cumbukaay ba dañuy commencer ranger ay bouteilles te xam ni jooy du amee seen côté. te keroog mu ngi koy laaj Lamine naan ko kan moo ma jàpp daan. munoo leen ko wax. ci mbappat yi guy ñëwee ci mbappat yi kan moo ko jàpp daan ko parce que guy gi man seetaan naa ko mbappat Iba Mar mais yow chef de l'État bi fàttali ni ko bëree na ko sax. chef de l'État ba Dimle moo ko daanoon bu day jàpp ngeen mu Dimle pok ko jàpp loxo yi parce que du mun a bëre moom tam mu tere ko bëre arrière génn mujjanteel bi doxoo bàyyi ba muy jàpp si mu gàttandu ko dóor ko tànk. noonu la ko Dimle daane. mu gàttandu ko dóor ko tànk mais soo ko mayee mu jàpp woon na ci Dimle. ah. yomboon na ci Dimle wala metti woon na ci Dimle. ah déet yombul woon ci Dimle parce que combat la et puis chef de l'État boobu dafa fekk Dimle xaw a oyof mais indi forme physique bu baax aussi. mais guy gi boobu déjà dafa nekkoon mbër boo xamante ne su jàppoon dafa amoon ténacité. su jàppoon ñaari loxo ci ngemb ba pare. léegi doo commencé forcer bopp bi pour dugal ko doo commencé bëri. mais da ko ku la wax ni mënu ko daf lay nax de. mbër bu ci am combat ak guy gi. ñu ne la xam nga Pape Sène. Pape Sène man bu États-Unis. non boobu Pape Sène numéro 1 la Pape Sène numéro 2. benn mbër la man dama ko doon gis ci mbapat yi mais kooku comme guy gi la même kooku su jàppee sa ngemb mën na bañ a assuré ni dina la daan mais su jàppee sa ngemb yow doo ko daan. teew gëm nga ni que rëg-rëg ak guy gi moom noo def dañuy jàppante ngemb ndax guy gi rëg-rëg moom bëreem jàpp ngemb la. xam nga guy gi rëg-rëg man côté xeex bi du ma ko pronostiquer instant bi ni parce que damaa jàpp ni loolu dëgër fit la déjà mënu ma la wax forme physique bu mu nar a indi parce que rëg-rëg ci MMA bi je pense que il va tendre à wàññi poids bi tuuti affiné wu. pour mën a gagner en vitesse. du dépasser 120 kilos ci MMA. voilà pour mën a et puis même su ko autorisé woon sax c'est pas bénéfique pour lui parce que da ngay yéex. te dafay soxla gaaw. donc est-ce que poids de forme moom su demee ba wàccee ko pour mën a gaaw est-ce que dina diisalaat boppam juste pour benn combat je pense pas je pense que il va travailler en puissance il va travailler de façon dynamique pour gën a gaaw. et là par contre ça peut exploser. su nekkee rëg-rëg am na lu ko may mu jàpp te guy gi du jàpp dana daan guy gi. mais li ma mujj seetaan ci rëg-rëg parce que guy gi arbitre bu sifflé dina yëkkati ay loxoom mais du dóor rëg-rëg. doful ci ne jàpp ko du mus a dóor. parce que bu dóoree rëg-rëg jàpp moom du jàpp yi ci wet gi daan ko ba Sénégal yëpp yuuxu. kon du ko def amul ko benn njëriñ. dafa nar a ñëw yëkkati ay loxom en espérant dans sa tête que rëg-rëg du ñëw xeex boobu. mais léegi comme je te dis ku def benn entraînement régulier wu 1 an xaw ma ñaata yoon lay entraîner par semaine mais nga koy def ay pieds-points chaque jour. pieds-points mooy dëgg neex yàlla. ci kii loo jàng dina mokk nag quoi.
vraiment nit loo tële ngay xëy suba ak ngoon guddeeg bëccëg di def même affaire bi nit yi am nañ droit yaakaar ni la nga mënoon da nga mën lu ko ëpp. Gouye Gui Reug Reug dina gën a mën a xeex. waaye ci bëri bi ma ñëw ak yow tuuti ci côté bëri Reug Reug bi Reug Reug ci mbapat yi est-ce que techniquement il est exceptionnel. Bon, pour man Reug Reug je dirais de lui ce que je dirais de Balla Gaye. mooy ni que yàlla daf leen bind pour làmb seen yaram moo nangu làmb. xam nga di nga gis koo xamante ne day mun bëre trop mais yaramam moo ko dul may soit du am doole soit du njool soit du gaaw mais ñoom tey boo jëlee moom jël Balla Gaye bëre jàpp ngemb yéeg wala naax yàlla daf leen bind pour loolu. seeni mbagg dëgër na seeni loxo dëgër na njoolu ñu njool bu leen di déséquilibré seeni tànk dëgër mais on peut dire qu'il a un niveau technique qui est supérieur surtout boo ko jugé par rapport ak poids lourd yi tey boo jëlee Sénégal nga teg balance ne ku paasewul 100 kilos bokkoo ci li may lim dëgg neex yàlla bokk na ci ñu dàq bëri parce que c'est l'un des lutteurs qui va te sortir une des panoplies la plus complète day naax day jàpp ngemb day bëri ay tànk day dóor tànk li ma ko gis mu botti nag bëriwul lu ma ko gis mu nooji aussi bëriwul mais day dóor tànk moom da la koy sax forcé yenn saa yi da lay njiin day kal bu wëree ndomb am na ay feem boo ko wëree ndomb am na ay feem yu ko ci génne su la wëree ndomb am na ay feem yu lay daane donc aujourd'hui soo jëlee en terme de panoplie parce que tey boo jëlee tey usine doole tey boo jëlee catégorie am nga jël usine doole benn feem la fi amoon boo xam ne da koy assuré muy naaxu góos bi fàqat bi balaa ngaa wër mu jàpp sa ndigg daan tey boo jëlee biram kunkung am na tekk bi xam nga day buub mais mënul jàpp ñemb te tànk yi tax koo neex soo jëlee Seket Ndour ñoom Ibou Ndiaye Diofior presque daanaka mën naa la wax ni Ibou Ndiaye harcelé maanaam fitnaal bi muy fitnaal adversaire moo gën a tax mu koy daan te feemu làmb parce que bu arbitre sifflé sa diggante ak moom yow yaa ngi xalaat ni que kii est-ce que dina ma rey wala dina ma dam donc tey boo jëlee catégorie bi mu bokk instant bii nii bokk na ci ñu ëpp panoplie technique bi muy génne mais lu gën a wóor ci bëre mooy naax ak jàpp ngemb ma ne su ma ko toogaloon cumukaay ku mu jàpp sa ñaari loxo ci ngemb ba dugal bopp bi sa ginnaaw pokotaan bi nii moo commencé ranger bu tey lii de ak koo munti doon te Gouye Gui loolu la gën a bëgg moom itam waaw mais il faut Gouye Gui jàpp dama koy waxaat su jàppee il faut Gouye Gui jàpp su jàppee xañ jàpp Gouye Gui dina daan Gouye Gui Gouye Gui ak Reug Reug buñ jàppantee fooy teg sa xaalis ñoom ñaar ku jàpp sa ñaari loxo man nii laay teg ni jàpp amul bàyyi ñoom ñaar ñu jàpp noonu nii laay teg Gouye Gui jàpp Reug Reug ba mu dëgër Reug Reug jàpp Gouye Gui ba mu dëgër Gouye Gui dem États-Unis entraîné ba wow comme ni mu def contre Siteu Reug Reug dem États-Unis entraîné ba wow koŋ ñu ñëw ñoom ñaar ñu may leen ñu def ko bëre saalum yooyu noonu kii jàpp arbitre ne pirip nii laay teg kuy teg daan loolu yow sa problème la yow mais man bàyyee man nii laay teg dégg naa li nga wax dégg naa sa xam-xam baax na man dama doon séntu nag nga teg ci kenn nag boo bëggee mu neex parce que dinaa la wax benn affaire ki la mën te Yékini loolu la réussir pendant 15 ans avant muy am Balla Gaye moo tax mu sadaanu musul bëre nit li mu mën moom yow li nga mën du ko bëre ak yow li nga tële si ngeen di bëri Yékini loolu lay bëreem loolu la fi mës a bëri da ngay xool su amee Bombardier da koy aspiré Bombardier ñëw mu naxanteeg moom su amee Tyson harcelé ji ko bi mu fi amee Baboy nekk moromu Baboy mooy deuxième combat ba nga koy dóor yu metti moo harcelé ko acculé ko mayu ko fu Baboy calculé ay buub ay yooyu noonu da ko dóor ba mu tas donc
nit li mu mënee li nekk mën-mënu nit parce que bëri dóor xam nga koo xamante ne ay ñaari mbapat nga ko seetaan li des bëri dóor la munoo wax mënam ci jàpp ngeen fii la yem muy guy gi mais je lui donne du crédit parce que tey nag damaa yaakaar ni guy gi yàppul ay mbokkam ba saa su jàppee ngeen ba reetaan te teg ko ci ay caaxaan ci lu wóor la ko teg ci lu wóor la ko teg kon kooku su amee doole dajeeg rëg-rëg man ma am yakin ni su jàppantee ngemb ak guy gi du ko lonk munu koo lonk ëpp doole mais guy gi war na mën a simpi rëg-rëg mukk yooyu su ko defee rëg-rëg daan ko déggoo ma su duggee maanaam su jàppee xam nga lu ñuy wax sax fi ñu toll nii man lan laay wax suñu jàppee ñoom ñaar maanaam rëg-rëg xelu xale jàpp ko mu koy forcer ba juum guy gi jekku ko daan ko mais guy gi moom xam naa ni moom su jàppee ni mu defoon Ama Baldé lay def day jàpp di ko kokkali di kii te xam ne du daan su xasee jàpp ñaar loxo ci ngemu moom fa la koy kal parce que lu ñu mënti wax c'est pas un agresseur c'est quelqu'un dañuy wax ku fi mu sa wax du munu ko daan day ñëw ci làmb ji mu daan la non day ñëw ci làmb ji am lu ko may mu défendre mu sippi la combat bi soo nekkee nga forcer parce que làmb daan la daanu ak ñun amateurs yi bëgguñu ñun dañoo bëgg chaque jour combat bi am kuy daan mais man su ma yoroon bër mais guy gi mënul simpi rëg-rëg te Mamady Ndiaye simpi rëg-rëg ba taxaw ak moom bokkuñu du leen utale bokkuñu du leen utale Mamady Ndiaye su amee doole Sénégal ba mu daj du rëg-rëg du keneen ku daj ak moom mu am tuuti ci sa tànk bi as tuut dina la daan Mamady bu kaayaa gis nga Mamady man pour avoir seetaan ko yu bëri yoon dama gis ñaari façon Mamady dama gis Mamady bu suur maanaam Mamady boo xamante ne tegale na ay làmb jël na saison am neex na su ñëwee di dugalante ay tànk affaire yooyu mais Mamady laajal ñi xam bëre simple bu baax Mamady bu kaaya boo xam ne toog na lu yàgg jëlul su ñëwee amul kuy jege ay tànkam ñëpp day jàpp seen tànk ba daal leen noonu la fi defoon 5 millions Yékini yenn ponkal yëpp du rëg-rëg rek de rëg-rëg da cee mujjee jot ñoom biral kum déggalu sama kii mooy signalé 10%. dañ ko branché ñoom biram ñoom second du rek ñoom ñëpp daf leen yéen woon waaw léegi rëg-rëg tamit guy mëninam la pourquoi warul mën a yenu rëg-rëg te Mamady Ndiaye yenu rëg-rëg ba taxaw ak moom wala rëg-rëg ba woon ak rëg léegi bokkul déedéet Mamady jàppul ngeen bu rëg-rëg yenu ko benn tànku rëg-rëg la jàpp yenu ko bokkul guy gi bu bujee tànku rëg-rëg bi daanu comme mooy waxal boppam ni balaa at di siffler ba ma dëngal tànk xam nga kuy wax loolu aussi gars yi dañ koy mbalak naan ko handicapé mais moom ci wàllu boppam nee na bu arbitre di waaj a siffler man maa ko déglu kër mu waxoon Lamine ne ko bu arbitre di waaj a siffler ba ma dëngal ay tànk ba gars yi xool sama nodd bi gis ñaari doon 4 doon